doo ma weer de fayal sa lii ba ma toj ka wàcceel sa lii wàcceel sa lii bu ma laal us leen bu ma kenn dégg mama ay ba bu leen ma laal bàyyi de man ngay xeexal man ngay xeexal kilifa ngay xeexal yow te xam nga loolu yow kilifa ngay xeexal ba nga kaa génn di nga wax lu set man maa la wax lii wàccu ma man nga ma bay ba ma yow doo ko may faj yow doo ko may faj doo ma faj de du dëgg doo ma faj loolu fen la loolu ay kàcc la ay nar la ak ay kàcc da jóg nga solal ko yére bi normal wala ni baax na bu ma kenn laal ci yéen loolu ay kàcc yéen a ngi may dégg ñii amuñu ak yéen may jaay nii leen ma bu ñu fonto pusal bàyyil bunt bi yow bàyyil bunt bi bàyyil bunt bi bàyyil bunt bi nga doo bàyyi bunt bi bàyyil bunt bi damay génn fii soxlaatuma fee dugg mama damay génn sa kër yow damay génn sa kër ba ma tooguma mama mbokku internet yi mbokku téléspectateurs yi ngeen di gis ni ci image yi benn jinne bu dëgër bopp nee moom il faut mu génn bëggatul nekk ci néeg bi ngeen gis xalif général téye na ko maîtriser ko ne ko doo génn parce que moom dafa mel na néeg bi neexu ko nee na forcé mu génn donc jéem naa xëccoo ba sonn pour génn mais xalif général ne ko non doo génn fii ngay des donc mu mel ne moom néeg bi daal li mu fiy gis neexu ko dara bàyyi ma génn sa kër ngeen di dégg noonu lu muy wax nee na day génn xalif ne ko doo génn tëjal porte bi ma jàll bëgguma fi dara. Chers internautes, chers téléspectateurs, donc fii on bëgguma a fi dara affaire de. avec un esprit, un djinn très très têtu qui dit Yow qu'il man veut ngay xeexal sortir yow. donc de la chambre, Hein? donc de la salle de consultation du marabout, du maréchal Thierno Moulé Sow. Mais le marabout lui dit non, non, tu ne vas pas sortir. Donc l'esprit qui dit tu as affaire avec Fa nga dajeel de. une grande personne, dangaa dajeeg kilifa. une grande personnalité. Mais le marabout lui dit hey, moi je n'ai rien à voir avec ton kilifa, ta personnalité. Donc tu restes ici, tu restes dans la chambre, tu ne sors pas. mënuma bàyyi. Ladies and gents, you see that we having Ibil ma a sa very, porte ma dem sama a yoon. very stubborn spirit, a very stubborn jinn saying that he is willing to get out, but the marabout says him, you won't get out. Alors donc le marabout qui vient d'expliquer que cette demoiselle est accompagnée de sa sœur qu'il a amenée ici. Elles sont parties partout dans le monde, mais n'ont pas pu donc soigner cette demoiselle parce qu'il s'agit donc d'une dame qui est possédée par un djinn très très têtu. Vous voyez ce qu'il est en train de dire. C'est un djinn vraiment têtu qui a l'habitude de malmener les marabouts qui veulent la man li soigner. ne si man moo la mag ba ma. Non, vous entendez. moo la mag. Écoutez bien ce qu'il dit. moo la mag. Non. Il dit, waxuma la. le marabout lui dit, Yo la kan, comment t'appelles-tu? Who are you? But the jinn is refusing, the spirit is refusing to talk. Alors, donc l'esprit refuse de parler. Ousmane. Mais le marabout lui demande son nom.
Ce djinn qui menace même les journalistes qui leur demandent de pousser d'ici, de ne pas le filmer, de ne pas tout simplement lui tendre le micro. Donc vous voyez, on a affaire avec un esprit vraiment très très têtu, extraordinaire, qui est en train de menacer tout le monde. Mais le marabout lui dit, tu ne sors pas, tu restes ici et c'est moi qui vais te soigner, c'est moi qui va vraiment te terrasser aujourd'hui. Donc vous voyez, avec ses yeux, il est en train de regarder d'un air un peu furieux, menaçant, vraiment, vous voyez ses yeux. Donc l'esprit qui est très très têtu. Donc mu nekk jinne bu dëgër bopp di sonal nit ñi nee na moom dafa daje wax ca xalif général ne ko da nga dajeeg mbër. Donc l'esprit qui dit tu seras fatigué, donc vous allez être vraiment fatigué parce que là moi je suis très puissant et ça va être dur pour vous. Donc vous voyez, so the spirit saying to the Khalif General of the Jinn that it will be really hard for you today. You see then the spirit saying that let me do this. ñàkk nga sa lii. sama lii laa gën a bëgg. ma ne sa lii ñàkk nga ko. mi ngi ci sama xol. kooku ñàkk nga sa lii. yow nga danga may taxale ak moom. kii da ngay yéen ñaar c'est fini. doon nu séparé de. waaw loolu dina leer. loolu dina leer. yow la kan. waxuma la. c'est qui. waxuma. yow la kan. waxuma. force da nga wax. mu neex la da nga wax mu naqari la da nga wax. force da ngay wax. yow la kan. waxuma. sama tur soxlawul nga di bool laaj. ah. du ko xam. ah. yow pour lan nga may andi fii ci Thierno Moulay Sow yow lu tax nga may andi ci Thierno Moulay Sow yow tooñ nga ma de aka nga maa tooñ yow tooñ nga ma de sa jëkkër moo la tooñ nga indi ma ci Thierno Moulay Sow mii burum jinne yu bari yi yow yaa ne dangay xeex ak jinne yi yow Thierno Moulay Sow. waaw le king of the king the Roman médecine traditionnelle du monde. waaw. tey nga xam ni mbër rek nga dajeel. bëgg jàkkaarloo mbër. yow mbër nga dajeel. bëgg jàkkaarloo mbër man saa su ma amoon mbër suma yaram bu kii mu bëgg dajeel jinne buy avorté jinne bi nga xamante ne. day rasu day siis man jinne yooyu laa bëgg a jàkkaaronteel wan leen waaw damay xeex ba naaw tak ci kaw. day nga xeex bu dara jot. waaw man damay xeex ba naaw. man ngay xeexal man. yow laay xeexal. ah dama xeexal yow dama lay duma. ñaata at. yow duma xeex ak yow dama lay duma. ñu nekk ka. dama lay noq yow duma xeex ak yow. mu bëgg ma bëgg ka. waaw ñaata at ma dund ko ak moom. ñaata at yaa ngi ko dund sama àdduna moom moo ma ko gënal. ñaata at yaa ngi dund ak kii. man la ñaar fukki at yi teg na mu bëgg ma bëgg ka. ci sama xol laa ko dugal. ñaata at yaa ngi dund ak moom. walla ñaar fukki at yu teg man ak moom. ñaar fukki at ak yi teg. sama njàng ba tey man ak moom. yow góor nga walla jigéen nga. doo ko xam man melakaan bu ma neex lay indi. melakaan bu la neex ngay indi. waaw. melakaan bu ma neex lay indi. melaku borom doole laa. borom doole nga. waaw tey nag daje nga ak ponkal. king des king. daje nga ak belende. daje nga ak robo ak belende. man nga ma bàyyi walla mënoo maa bàyyi. mënuma la bàyyi. sa kër laa bëgg a génn damay dem. sama kër fii doo fi génn. fii mooy kaso bu amul bunt ci jinne yi. waaw. man maa soxlaatu sa kër dara. fii mooy porte aller sans rentrer. soxlaatuma sa kër gi dara. fii mooy porte aller sans rentrer. le khalife général des jinne le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde. waaw mbokk yi gis ngeen plus de ñaar fukki at jinne bi topp na ko xale bu jigéen bi gis ngeen jëkkëram moo ko yabal fi amul fu ñu demul ci àdduna bi dañu ñëwoon di signer contrat ak man dañu ñëwoon di signer contrat bi parce que gis nga
n'est-ce pas moo nekk nii dañoo ñëwoon léegi nii di signer contrat bi ñu commencé di wax ñu signer contrat pour ñu faj ko mbokk yi waaw c'est bon waaw dañu ñëwoon di signer contrat gis ngeen far mu yëngu nag benn yoon léegi nag yow dindil max bi lu mu mus a def fii fi ngeen daan dem di faju est-ce que mës na def loolu. moon naa ni ma duggee sa kër ga déedéet. sama bunt yëpp nëbb na fu ma dem kenn mënu maa gis man sama lépp dama koo denc secret la ma ñëw sa kër nga bëgg a xawi sama sutura di ma feeña pour lan. waaw xawi sa sutura laay def bu ma laal bu ma laal de bu ma laal. mbokk yi dégg ngeen loolu. nga bëgg a xaawi sama sutura bi. waaw léegi nag bés ni ki tey amul fanaan du ñu fanaan nit ñi nañu teel a xëy si ñëw. ñu teel a wàcc fanaan bi arrêté nañ ko dès maanaam dès maintenant. waaw ku toog ba ay ngoon nag ñëw kenn du la jël da ngay demaat ba demee matin nga ñëw na nit ñi teel a xëy si ñëw ñu lijjanti leen ñaanal leen ñu dem ñibbi mais ku toog ba ay guddi wala ngoon boo ñëwee duñ la jël na ngay teel a xëy si nga ñëw. waaw boo teelee xëy si ñu jël la parce que fanaan bi dafa metti dañu bëgg a changer kaaru fanaan bi def kaaru xëy léegi matin waaw le matin jusqu'à 19h ñu arrêté. waaw kooku la yaa ngi doon expliqué léegi waaw. waaw loolu moom loolu laay dëggal waaw li ma laaj lii moom dem na fu nekk depuis ba mu nekkee jeunesse ba tey dem na fu nekk doon fa jow man depuis ba ma commencé xàmmee ba tey damay dégg sama yaay ak sama papa di wax ne yóbbu nañ ko fu nekk jëkkëram nag moo ma ne il faut nga def lu sa jëkkër jan direction Thierno Moulay ana jëkkëram. jëkkëram dafa dem voyage. dafa voyage. sa jëkkër wala sa jabar. léegi nag saa yu ma woowee daf may wax ne ma defal ma direction Thierno Moulay parce que jëkkër ji nee na ma saa yu ma tëddee sax damay gént Thierno Moulay ni jëkkër ji nee na la saa bu tëddee day gént Thierno Moulay Sow. ni moom moo war a faj kii. moo war a faj soxnaam. waaw te depuis bu ñu demee fu mu mën a dem réaction bi mu am tey musu ko am fenn. dégg ngeen mbokk yi nee na réaction bi mu am tey musu koo am fenn. wala bu waree dem su xëyee daf koy wax ni ko bàyyi naa la dootuma la defati dara. man yàgg nga ma gis. sëriñ bu mu dem maanaam day dem ba da koy ragal. waaw wala mu ne ko yow mbër moo lay faj. sëriñ yi bu mu dem ñu ne ko mbër moo lay faj. waaw kon yaakaar naa ne egsi nañ ci mbër mi. yaakaar naa ko. yow li nga jot a gis fi ngeen jot a dem. ak fii yàgg nga ma gis. daaw rek am na fu mu. bi mu koy faj def na ay réaction mais nga tey jàkkaarloo moom ak man ni ma boo ñëwee dinaa xeex ak yow xeex bu metti man ngay xeexal dégg nga ko. yow waaw. nga ne man naa xeex ak yow xeex bu metti booba duggaguma sa kër. sama kër. waaw moom gis na ne. ci digg lalam la jàkkaarloo ak man di ma gis nga jinne yi dañu am bopp am xam-xam. mu gis ma ne ko boo ñëwee dinaa xeex ak yow xeex bu metti te defe naa ne tàmbali nañ xeex bi tàmbali naa xeex bi je suis en forme waaye. nga bëgg maa tàggale ak moom mu dem nga bëgg maa tàggale ak moom mu dem ma dem est-ce que loolu yoon la. waaye c'est normal jëkkëram moo daw ut wàllu jëkkëram ci boppam ana jëkkëram fu mu nekk ban dëkk la nekk jëkkëram a ngi Espagne mbokk yi. jëkkëram nag moo ko yabal fii mu ne ko foog nga ñëw ci Thierno Moulay la xalif. waaye dem nañ ci sëriñ bu ne dem nañ fa waaye affaire bi antuwul affaire bi saafarawul te sëriñ bu ne dem nañ fa te sax dem nañ ci yenn sëriñ yoo xam ni dañuy dem ba dañuy ragal pour continuer ak moom. kii du jinne bu ndaw jinne bu am doole la buy xeex la te kilifa la du ku ne moo koy ñeme dégg nga lu mu wax waaye nee na gis na ma ci digg lalam mu xam ne maa ngi moom day métti. waaw même jëkkëram sax te aussi noonu la demee gis nga maa ngi moom fii jot naa ko def ay courte carte tuuti sama bi yaramam ngi rëppi loxo yaa ngi lox gis nga ko loxo yaa ngi lox lu muy wax noonu jinne boobu lan lay wax noonu génne ma fii doo fi génn mbokk yi gis ngeen génne ma sa place bii fii soxlawu ma fi dara. fii nag moom jinne yi ñemewuñu fii. maa fi bëgg a génn. fii du noonu. lu tax nga bëgg fi. man dan maa tooñ lu tax ñu ma fii indi. fii du sama place. mooy sa place. fii du sama place parce que fii du ma fi bége. doo fi bëggee. du ma fi bége. lu tax doo fi bége.
bëgguma teg Thierno Moulay Sow bët. lu tax bëggoo ma teg bët. maa la bëggul a gis man. lu tax bëggoo gis doomu ajaratu Mariama Kamara. bëgguma laa gis de. monsieur Sow. nga bëgg maa taxaleeg man. le khalife général des jinne borom anniversaire yi neex yi lu tax bëggoo gis kooku. jinne bi yow gis khalife général des jinne. le king of the king. lan la lu tax bëggoo ma gis. man de bëgg naa la gis jinne. instant bi jinne bi xol baa ngi bon. bàyyi sa xeex bu métti bi ngay xeex nit ñi. ñan laa xeex wax ma. bàyyi sa xeex bu métti bi ngay xeex. ban xeex kan laa xeexal wax ma. sama kilifa gi day bala nga maa taxaleeg moom di nga sonn de. ah baax na man bugguma dara sama kilifa gi bala nga maa taxaleeg moom di nga wax lu set. waaw baax na. waaw. doomam baa ngi jooy rek sa yaay instant bi jinne moo nekk fii de du sa yaay bi boo nga noppi massa dégg nga. Donc vous voyez l'interaction entre donc ce djinn, cet esprit et le khalife général des djinns, Thierno Moulay Sow, le maréchal, qui est en train de dire à l'esprit qu'aujourd'hui on aura un très grand combat. L'esprit qui a même révélé qu'il l'avait vu dans ses rêves, qu'il avait tout simplement su qu'il allait se battre aujourd'hui. Un très grand combat. yow yaa ma musa daaneel ci àdduna. dégg nga nee na maa ko musa daaneel ci àdduna. L'esprit vient de révéler que seul le khalife général des djinns a eu à le terrasser donc dans sa vie. ci monde wax na dëgg de nee na maa ko musa daaneel ci àdduna bi. balay leer na ne kii jéggi na sëriñ yi bëri dem yoonam. Bien sûr. Donc elle est partie dans pas mal de marabouts avec sa sœur, mais vraiment le djinn a toujours terrassé les marabouts. Aujourd'hui, le djinn a révélé, a avoué que seul le khalife général des djinns l'a terrassé. Donc ce qui montre encore une fois la puissance et le pouvoir du maréchal, le khalife général des djinns. mu ne. ka bari damaa sonn. mbokk yi mu ne faju naa fa man damaa sonn. fan nga dem. mënuma la ko wax. man dama dee jàng ba tey maa ngi faju. mbokk yi dégg ngeen loolu ba mu dee jànk ba tey ndeysaan moo ngi faju jinne yaa ngi ko topp di ko sonal mbokku julliti mbokku taalibe yi. sama buntu wërsëg yi ni tëj pour lan la. man moo tëj sa buntu wërsëg. soxlawul nga kay xam yow. waxuma ak yow de. kan ngay waxal nag. kii bëgg a xeex ak man laay waxal. kon yow tey da nga ñëw pour xeex si. kii. xeex bu métti la ne xeex maa ak moom. waaye est-ce que xam nga ni doo ci am ndam. kii. xeex bu métti du yomb. waaye xam nga ni doo ci am ndam. du yomb ci yow de. ndax maag lii ma bëgg a taxalee lii. lii nga bëgg a dindi ci sama yaram. waaw. du yomb. mbokku julliti lii kon tay na. nga dindi ka ba ka muy daw di wëy. di dem di wëy. mbokk yi dégg ngeen lu jinne bi wax kon tay nag xam naa ne dina tàng. waaye nag luy tàng moom ci moom lay jóge waaye dana sedd guy tamit. fii lay tàngee fii lay sedd. waaw dana tàng jër waaye dana sedd guy tamit. mbokk yi. yow la kan. oh aw ma ak yow affaire. c'est qui. je te connais pas. c'est qui. oui. qu'est-ce que tu fais ici c'est moi. ne viens pas me voir. ici c'est mon territoire. ne viens pas me voir. hey. qu'est-ce que tu fais ici. waa dal na. qu'est-ce que tu fais ici. bëgguma laa gis. ba ma seetaanee vidéo la sama bopp bi commencé metti waay bëgg mu dootuma ubbi bët yi c'est qui. yow la kan. waay Thierno Moulay Sow bàyyi ma waay. yow la kan. waay bàyyi ma. c'est qui. waay. c'est qui. waay. c'est qui. waay. c'est qui. c'est qui. c'est qui. sa benn vidéo laa seetaan sama rak yàgg na moo seetaan ko
su ma demee ba di la jub mu am lu ma ne déedéet sama bopp bi di metti sama bopp bi di metti rek su ma demee liggéey du ma am jàmm man du ma la xool de. foo jógee jàkkaarloog man nga xool ma maa ngi nii jàkkaarloog yow. gis naa la mais man maa dut bi sa bët yow garaw nga. yow la kan. xaw ma sax. noo tudd. dem naa Mali. dem nga Mali. waaye ñemewu maa dugg foofu ndax kër yooyu dafa am ay jaan. aha ma dem Casamance. waaw. benn sëriñ lu xus na ma 600 000 pour ma faj ko munul wér. nga ne benn sëriñ. 600 000. waaw li may wax xam nga ko bu baax yow. waaw. bu dee damay fen xam nga bu dee lu may wax dëgg xam nga. damaa fay sëriñ ba dee. yow la kan d'abord ma gëmatuma kenn donc ma bàyyi rek du ma wax ak yow bàyyi ma. yow la kan. du ma la xool. yow du ma la xool waay bu ma jege. waay bu ma jege waay 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 waay. bu ma jege. bu ma jege. mbokk yi. bu ma jege bu ma jege bu ma jege bu ma jege waay 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 waay. waay bu ma jege. waay bu ma jege. waay bu ma jege. yow la kan. waay bu ma jege. yow la kan. yow la kan. yow la kan. bu ma jege. maa ngi jàkkaarloog yow la kan. du ma la xool. sigil xool ma. jamais. c'est qui. jamais. c'est qui. jamais. c'est qui. jamais. mbokk yi nee na jamais. fu ne dem naa fa. lu ma yor mu dem. ku ma nee takk nga dem. kan mooy wax ni. ay kilifa rek laa doon am. kilifa rek. nee na ay kilifa rek la doon am. ay kilifa rek. ay kilifa kese. bu ma laal cer bu ma lay soog. tourneel jàkkaarloog man. yow xanaa mënoo maa bàyyi. tourneel nga jàkkaarloo ak man. tournew ma. tourneel jàkkaarloo ak man. bàyyi ma. man doyal naa sa kër gi de ba ma. bàyyi ma. nga ne lu tax doyal nga sama kër gi. bàyyi ma. ay lu ma dugal sa kër gi. nga ne ay lu la dugal fii. ay lan moo ma dugal sa kër gi lànk loo nan ma ba sonn xawma lu ma fi andi. beñ loo nan ma ba sonn bul dem. kan moo la wax bul dem. mënulaa faj bul dem bul dem. kan moo la wax bul dem. mbokk yi yéen a ngi dégg gis ngeen li xew ci kër gi. defe naa ne am na yeneen jinne yi nekk ci ginnaaw di rap-rap yi fee. affaire yi yéeme na gis ngeen li xew fii saa su ne. macha allah. tourneel jàkkaarloo ak man yow. tournewu ma. tourneel fii. tournewu ma. yow bàyyi ma tourneel. sonal nga ma ba ma. tourneel jàkkaarloo bëgguma ak laa man. gis. man bëgguma laa xool. lu tax bëggoo ma xool. maa la bëggu la xool. lu tax. dangay xeex. du yow yaa ne tey da ngay xeex. waaw. xanaa da ngaa refusé da ngaa delloo avance. danga may sonal yow. man amul delloo avance. xale bu jigéen bi kan ak kan moo ko topp yow rek yaa ko topp wala am na ñeneen. kan. yow. xale bu jigéen. waaw. daa ànd ak ay saytaane yu ko toppaale. saytaane ñaata saytaane ñoo ko topp. bari ndax mënuma la koo limal de. mënoo ko lim. mais ñaata jinne ñoo ko topp. kilifa gi laa gis. kilifa gi mooy kan. xaw ma turam joxuma turam. moom xanaa lu muy wax ñemewu ko xanaa du waxal boppam rek mu nga naa ay kilifa gi di sànni wax xanaa doo wax man la kilifa gi rek benn yoon. nee na turam bu ma la ko jox. ma ne. yow moomu di wax yow la kan. la man. yow la man. man nii di wax ak yow. yow la kan. mbokk yi gis ngeen jinne bi mooy wax noonu. yow la kan. da nga bëgg ñu bernde wala da nga bëgg ñu duma. danga may sonal. waaw léegi boo bañee ñu sonal da ngay jàkkaarloo wax ak man yar ak teggin ak respect. ma bëgg nga bàyyi ma. du ma la mën a bàyyi ndax boo duggee ci kër gi. nga ne. damaa bëgg nga bàyyi ma ma génn sa kër dem. lu tax nga bëgg a génn kër gi. dangaa tëj sama yëpp.
mbokk yi gis ngeen jinne wax noonu. tëj nga sama cër yëpp. waaw fii mooy daarullaahi galle allah galle ma kër yàlla fii mooy daarullaahi. bàyyi sama yaram mu firi. mbokk yi gis ngeen fii mooy galle allah galle ma daarullaahi nee na ma bàyyi yaram bi mu firi. sama cër yi nga téye bàyyi ko. le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde le king le roi des rois macha allah. tournel jàkkaarloo ak man. tournel jàkkaarloo ak man. tournel jàkkaarloo ak man. Thierno Moulay. waaw. bàyyi ma. ma bàyyi la nga tourné laa wala. gis sa kanam bëgguma kaa xool. lu tax bëggoo xool sama kanam kanam gu sell gi. bëgguma laa xool de. kanam bi nga xamante ne Allahu Muhammad moo ci génn kanam bi nga xamante ne jëmm yonente bi sallallahu alayhi wasallam kanam bi nga xamante ne ay malayka yi sell yi tedd génn nga ne bëggoo gis kanam googu xam nga ne yow baaxoo de. waaw. baaxoo de. baaxuma kay. waaw kay. ndax yàq ma tax a jóg. yàq moo la tax a jóg. damay yàq. da ngay yàq. yow xale bu jigéen bi rek ngay yàqal wala am na ñeneen ñoo yàqal. moom laa ci gën a sonal. moom nga ci gën a sonal. ndax damaa yàgg ak moom. da nga yàgg ak xale bu jigéen bi. bëgguma woon mu am kenn borom kër sax bëgguma woon mu am. bëggoo woon mais rëcc na ba am borom kër ba am doom n'est-ce pas. ñaata doom la am yow soxna si. am na ñetti doom. ñetti taawam yëpp dafa gaañu. waaw seen gaañ yi tamit xaw na tegloo. seen gaañu xaw na tegloo. waaw amaan na ñaari seex ak yeneen ñetti doom instant. dégg ngeen nga ne ñetti doom yëpp seen gaañu dafa tegloo. dafa tegloo léegi wax ñu gaañu yooyu ba xam nga ci dara wala xamoo ci dara mbokk yi loolu métti na ñetti doom yëpp seen gaañu dafa tegloo. danoo biddante après man. tëngéej laa féete mais moom man tëngéej laa nekk mais moom mu ngi Kayaar. waaw ma woo ko mu ni ma. après affaire bi da kaa fay ñu ni ko moom bàyyi na ko mu ngi si doomam bi seexam bi. waaw moo ngi si moom. après si la ma jëkkër ji woo ni ma fekk def leen le tout pour ngeen dem parce que man xam naa ne ni mu àndal moo koy bës waaw. mais loolu yéeme na de ñetti gaañu yu tegloo. waaw mais taaw bi ki topp si taaw bi moo gaañu ay quelques mois rek. beneen taaw bi toppaat si keneen ki toppaat si. loolu lan nga yaakaar ni moo ko waral ñetti gaañu yu teglu. xaw ma de. léegi bàyyi ñu laaj jinne bi du ñàkk moom mu xam ci dara parce que moom yàgg naa xale bu jigéen bi léegi jinne xale lan nga xam ci ñetti ñi décédé loo ci xam ci doomu xale bu jigéen boobu noonu wax ñu ci dara gannaaw yow yàgg nga xale bu jigéen bi sa loxo moo ngi ci walla sa loxo nekku ci mu ngi ne tekk de léegi yow la ñuy déglu ba xam yaa yow xale maanaam moom ñetti doomam yi gaañu tegle loolu dafa métti ñu gaañu tegle ñett. am lu ko waral. waaw léegi loolu du neen non mënul nekk neen. de yooyu nekkul ci wax ñetti ñooñu gaañu tegloo loo ñu ci mën a wax. xoolal yow mii sa lii nga ma dëpp bëggul sax sa der bii laal ma sa loxo laal ma yow bëggul nga jige ma sax man bëgguma nga jige ma yow. waaye dinaa la jige nag. yow bëggul sa loxo sax bu ma laal. parce que fii mooy kër xalif général fii moom ku fi lu ma laal bëgguma ko. fii lay tàngee fii lay seddee. man bëgguma lu ma laal. waaw léegi du affaire laal ak yooyu dañu la laaj ñetti doomam yi gaañoondoo même coup lan mooy problème bi yow dañu bëgg nga wax ñu ci dara xëy na yow xam nga ci dara waaw. yow la ñuy déglu. waxu ci de. di ngeen maa bëgg a weer bàyyi leen ma. dégg nga. loolu sama secret la ak moom nee na bu ma wax. waaw waxal. bàyyi leen ma. dégg nga nee na dañ koo bëgg a weer kon moom xam na ci dara. da nga wax de ñetti doom yi gaañu tegaloo. ay góor lañu walla ay benn góor ñaari jigéen ñetti doom ñu gaañondoo tegaloo mbokk yi loolu metti na. doom yi mu njëkk a am ndeysaan. xam na ne yàlla yërëm xaare aljana xam nga xale nag du am bàkkaar waaye loolu métti na mbokk yi jinne wax ñu yow la ñuy déglu rapidement.
kii dama ànd ak moom pour yàqal ka. ah da nga ànd ak moom pour yàqal ko. léegi nag. bëgguma lu yàqal ka. léegi lan ak lan nga ko yàqal. bari na mënuma koo tudd. léegi waxañu doom yooyu xam nga ci dara wala xamoo ci dara. duma la wax. bu ñu fonto xam nga ci dara wala xamoo ci dara. doom yooyu duma la wax. da nga wax de force secret la maag moom. ma ne mu ne bu ma wax. force da ngay wax. force da ngay wax. ana suma jinne yi. ana suma jinne yi. attaqué approché jinna attaqué approché jinna haɓɓe mo jinna nangue mo jinna yewalen mo ko jinna yi haɓɓe mo nangue mo haɓɓe mo nangue mo jinna haɓɓe mo nangue mo jinna haɓɓe mo jinna nangue mo attaqué approché 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 jinna jakase haɓɓe mo jinna nangue mo haɓɓe mo nangue mo jinna yewal leen ma ko jinne yewal leen ma ko yewal leen ma ko jinne yewal leen ma ko yewal leen ma ko laatege allah kan tan annabi kan tan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kiɗon kon jinna aya boloya saya wonande allah saginande allahu haɓɓe mo jinna nangue mo jinna attaqué approché attaqué yewlen ko jakase 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 jinna jakase jakase vip vap vip vap vip vap vip vap vip vap vip vap vip 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 dama vip vip vap na dem toog na toog foofu vip dakay dugg génnal saay la génnal vap saay la génnal non nañ ko utal benn t-shirt parce que yére bi baaxul génnal dama yàqal kan da la yàqal kan da la yàqal vip vap monocopie tolotege talatege waaw loolu may jege yow dangay xeex nga wax danga ni dangay xeex di nga xeex tey ba doyal waaw damay xeex ba pare nga may jege dangay xeex waaw jógal xeex waaw mbokk yi man de lii yem na ma dina mu ne dama waaw bul taxaw sama kanam ma fekk day taxaw yow lan moo ma dugal sa kër sax moo ma jaaxal mbokk yi yéen a ngi dégg liggéey bi dafa métti lu ñu waay fay ñu bu ñu waayoon fayoon ay milliards du fay parce que liggéey bi dafa laaj coono risque laaj tayle suñu bakkan li nga xamante ne da lay dugg nekk ci yow fukki at ñaar fukki at yàq sa àdduna détourné la nga dem ci sëriñoo sëriñ duñu mun ci yow dara duñu mun ci yow gat nga ñëw ci Thierno Moule mu jël bakkanam ne force lii dalay bàyyi kooku loo ko fayoo ko boo ko fayoon ay milliards tamit fayoo ko waaw c'est important ñi ñi xam ay millions lay laaj ay nangam dafa bari nangam li may def gis ngeen ku ko fii def ci Sénégal amul ku ko fii def amul sëriñ bu jàkkaarloo jinne ne ko force da ngay génn loolu amul kon nag maag sëriñ si mënuñu yem lu ma waay jox ci boppam lay delluwaat ndax jinne bu ñu génnee ci nit dañ koy rayal nag dañ koy defal sarax foog nit ñi xam loolu foog loolu mu dugg ci maayanu nit ñi lu Thierno Moule encaissé day delluwaat ci nit ñi kër gaa ngi nii ay millions laay financé añ ak reer du manqué chaque semaine dañuy vider fosse bi 40 000 chaque semaine calculer ba ma duggee fii ba tey léegi mu mat 1 an chaque semaine 40 000 calculer loolu rek loolu boo ko calculer ñaata million la chaque semaine 40 000 loolu boo calculer loolu rek bokkul ak fere yi daw fii courant yi ak ndox yi ku ñëw ci kër gi kenn du la contrôler ndox yaa xam nooy def bu la neexee nga sangu bu la neexee nga fóot kon nag bu ñu fayee ko nit ñi day delluwaat ci ñoom xaalis taxuñu jóg li ñu tax a jóg mooy jàppale askan bi ñun bu dee xaalis am nañ ko ndax ku yor jinne ñàkkoo dara loo namm jinne yi toggal la ko waaw loolu foog mu leer ci maay nu nit ñi ak ñi nga xamante ne aussi dañ lay xaw a jege dégg ne kat sëriñ bi kii fay na ko 1 million wala 2 millions wala 3 millions rek mu réyal ko te fekk na xamul lu sëriñ bi di dépenser ak lu sëriñ bi di financer loolu foog mu dugg seen bereen yi ba pare jël emploi plus de 40 emplois di leen fay parce que chaque weer da ngay génne plus de 10 millions loolu tamit foog mu dugg ci xelu nit ñi ak ñi ngay liggéeyal ñu xam loolu waaw c'est important
waaw loolu la. am na wax am na solo. waaw kon ñu dellusiwaat ci kii parce que li nga wax sëñ bi am na solo defe naa loolu amul benn commentaire buñ ciy def. parce que waaw loolu dafa baax sax nit ñi xam ko. te déjà aussi ku ci am problème aussi dem koy jàppale. ñu jàppale ñu bari ñi nga xamante ne dañuy nekk ak yow du ñu feebaree nga faj leen. fekk say emploi lañu. bu événement jotee nga jënd ay xar maye jënd ay nag def kon nag vraiment ñun lu ma laaj nit day delluwaat ci nit ñi. foog ñu comprendre loolu. waaw foog ñu xam ne liggéey bi yombul c'est pas évident. da ngay bàyyi sa jabar bàyyi sa doom ma ne la toute la journée nga ñëw yendu fi fanaan fi. parfois sa jabar da lay woo sax feebar. doo am temps sax wax ak moom ndax day fekk yaa ngi ci action di jàpp jinne doo mun a wax ak moom. parfois da ngay décrocher ne ko naa la woowaat sax nekk ci leneen fàtte ko sax ngir yaa ngi ci jabaru keneen wala yaa ngi ci doomu keneen loolu foog nit ñi comprendre ko. waaw loolu foog nit ñi comprendre ko bu leen gis ne sëriñ bi nangam rek da ngeen di xool sëriñ bi lu muy daj ak lu muy dépenser ak lu muy financer ba pare di fay fi 800000 ci kër gi amul sëriñ bi nga xamante ne dafa jël fu muy faje di ko fay 800000 ci Sénégal amul sëriñ buy bërëb bu muy faje muy fay 800000 amul kooku man kese la dama ñeme jël engagement dama ñeme jël responsabilité dama koo ñeme. gis ngeen TMS TV ñoo ngi recruter ay journalistes di leen fay te TMS TV génneegul dërëm kon nag ñun dañoo ñeme engagé ñeme li ñuy def gëm li ñuy def xam fi ñu jëm waaw xaalis taxuñu liggéey. am na solo waaw mbokk yi kon nag macha allah waaw. macha allah xanaa di wax ni rek. li nga wax am na solo c'est important waxuñ sax personnel bi wala li ngay def ci patients yi mais social bi ngay def sax ci askan bi ci biti. defe naa ni sax loolu aussi ay millions la rawatina bu ñu nekkee ci màggalu Touba nekk ci appel nekk ci tamxarit kër gi dañuy gis semaine bu ne nga jënd ay nag di ko saraxe boobu mooy waral patients yi fii ñëw li ngay jëflanteek ñoom defe naa ni loolu c'est important ay millions ku koy génnee defe naa loolu du caaxaan te li ñu gën a jàpp ci sa wax aussi am na solo mooy ku yor ay jinne defe naa ni ñàkkoo dara li ngay def nii même bu ñu la fayee ay milliards fayuñu la parce que li ngay def moo ëpp importance milliards yi defe naa ni loolu day baax aussi ñu leeral ko. day baax ñu leeral parce que dañuy gis nii rek. te du ñu xam li ci biir. waaw foog ngay leeral aussi am na solo c'est important. ak énergie bi ñuy dégager. suma jasineer yi day yàqu chaque minute damay sol jasineer benn jinne laxasuma rek xëcc xotti. kii sax commencé na ko gis nga. fii gis nga yëpp da ci am mais duñ ci wax leen. parfois damay sol jasineer ma ñëw rek mu yàqu noonu. ma lem ndànk rek denc. kon nag foog ñuy leeral ñi xam ñun suñu liggéey dañu jël suñu engagement. ndax yàlla daf ñoo jox mission jox ñu xam-xam. bañu ñu ci dara. waaw dañoo toog suñu bàmmeel. toog si suñu juróom-ñaari perkaal kon ñun ragaluñu dara ci li ñuy def ci dimbali nit ki maanaam ragaluñu dimbali nit ki mu dund ñun ñu dee ragaluñu loolu ñun joxe nañ suñu bakkan pour doomu aadama yi am wér am jàmm jaral nañu ñun suñu bakkan des nit ñi dund loolu ñun jaral nañu ko loolu nag suñu diggante ak suñu borom la doomu aadama yi taxul ñu wax ko nit ñi taxul loolu suñu diggante ak suñu borom la fi ñu toll ak yàlla loolu daf ñuy jaral loolu waaw macha allah mbokk yi dégg ngeen kii nag tey dafa ñëw pour xeex la wax waaye xam naa ne bu yàggee léegi day mbëkk ay journaliste ak yëpp lay bu max de boo koy gis ngeen ko mooy mbëkk journaliste bi Moustapha doy na war de moom instant bi dafa laa mere de xaw ma lu ma la meree nag moom sëñ bi la waxoon lay xeexal waaw léegi nag ñemewul sëriñ bi yow si yow lay ñemewul sëriñ bi léegi yow lay jéem a attaqué. fu mel ni mujj naa changé parole de. waaw fu mu nekk nii ñemewu ma Moustapha lay attaqué fu mu nekk nii depuis sànq mu ngi koy attaqué. mel ni fi mu ne nii bàyyi na sëñ bi de. waaw léegi nag xam ngeen kon nag mbokk yi ñu continuer liggéey bi. waaw liggéey bi nii la de. day metti parfois day metti c'est normal ñu wax nit ñi xam liy xew fii affaire u jinne yombul c'est pas évident yombul sëriñ bu naan jinne da ngay génn force loolu fii la amul fenn waaw léegi nag ñu jàkkaarloog jinne bi. mbokk yi gis ngeen changé nañ ko yëre parce que yëre bu mu soloon dafa kiiwul moo tax ñu changé ko cëram yëpp day feeñ moo tax ñu changé yëre bi pour mun ko solo yëre yiw waaw ndax li ñuy filmer day dugg YouTube. macha allah yëpp a koy seetaan waaw loolu moo tax bu nit ñëwee am noo demee dañu lay woddu solal la ba mu baax du tee ñu faj la sa cër du feeñ c'est important. ndax nag TMS TV kilifa yi dañ koy seetaan doomu aadama yi ñi ñu mag ñi moo tax du ñu bëgg dara lu ñaaw di génn ci TMS dañuy bëgg tout le temps lu rafet lu positif mu jàll TMS TV léegi mun nga wax ci anglais ak ci français après mu doon
Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, donc vous voyez ce que le marabout vient d'expliquer. Il vient d'expliquer donc son boulot qui est vraiment assez difficile parce que le fait de soigner des personnes possédées par des esprits, par des djinns, c'est pas une chose facile. Donc le marabout passe souvent des nuits ici. Il n'a même pas de vie de famille à cause de son boulot. Donc on passe la nuit avec lui, ce qui est vraiment difficile. Donc c'est pourquoi il a demandé aux gens de venir tôt pour qu'ils puissent changer un peu donc de calendrier, d'horaire de travail, pour pouvoir donc descendre à temps, parce que des fois ta famille, il y a des personnes qui sont malades même, mais tu n'arrives même pas à prendre soin d'eux, tout simplement à cause de ce boulot. Donc il a essayé aussi d'expliquer aux gens que ce qu'ils payent ne représente rien par rapport à ce qu'ils dépensent, parce qu'ils dépensent énormément d'argent ici dans la maison, non seulement pour la location, donc le manger, ainsi de suite, et le personnel. Donc ils dépensent assez d'argent. Donc même si des gens payent des milliards ici, c'est pas donc quelque chose de suffisant, parce qu'il sacrifie sa vie. Donc il fait tout, donc parce que des djinns qui possèdent des personnes durant des années et des années, pour leur faire sortir, ils peuvent te sacrifier, mais le marabout donne vraiment sa vie, donc vraiment se bat corps et âme, tout simplement pour libérer ces personnes et leur permettre de vivre en paix. Donc vous avez vu cette demoiselle qui est venue aujourd'hui accompagnée de sa sœur. Elle est possédée par un djinn qui est vraiment têtu, qui est vraiment une grande personnalité. Donc cette djinn, cet esprit a dit qu'il va se battre, qu'il va disputer, donc âprement disputer un combat avec le marabout Thierno Moulay Sow. Mais Thierno Moulay Sow qui ne se laisse pas faire, qui lui a demandé de rester ici, parce qu'au début le djinn ne voulait pas rester dans la chambre, il voulait sortir, il ne voulait même pas regarder le marabout, le maréchal Thierno Moulay Sow, mais le marabout l'a obligé à rester ici. On a même changé ses habits parce qu'au début, donc ses habits ne laissaient pas paraître quelque chose de bien. Donc on a changé ses habits parce que nous voulons tout simplement que les images qui sortent de la TMS TV soient de très très bonnes images. Donc vous voyez maintenant, l'esprit est là, il est en train de défier le marabout l'attend. Donc je pense que vraiment on aura un combat âprement disputé et ça va chauffer ici. Mais finalement, on sait que c'est le marabout qui va finir par gagner le combat. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see it and you heard what the marabout has just explained. He was explaining what he is doing every time. Sometimes even he's spending nights here with us so as to heal persons that are possessed by jinn. You see that it is not a very easy job. It is really difficult what the marabout is doing every time here. That's why he was saying to everybody, even if you are paying millions and millions, it is not enough, because what the marabout is spending here, as far as the renting is concerned, as far as the eating, is concerned, is not something, possible, something not easy, because the marabout is spending every time a lot of money so as to pay people that are working with him, so as to pay the house. That's why the marabout was saying to everybody that whenever you want to be healed by the marabout Thierno Moulay Sow, you have to be here on time so that we finish on time around 7 o'clock. Because sometimes you can even have members of your family being ill, but you are not even, ready or available to help them because of this very job. He is really busy every time. You see then the lady who is hypnotized by the jinn, by the spirit, she is possessed by the spirit, and this very spirit is really stubborn. He was saying to the marabout that today we'll fight a big fight. You will fight a big fight with me because I don't want to get out. mbokk yi mbokku taalibe yi mbokku jullit yi macha allah ñu ngi ci liggéey bi ba tey si ngeen dañoo toog ba sonn man def ay mouvement ay show tàllal tànk yi macha allah liggéey bi dafa metti waaw ñu ngi ci affaire yi ba tey ñu ngi ci jinne baa ngi génn jinne yaa ngi génn macha allah ñoo ngi ci mbokk yi gis ngeen xam ngeen ne nit du def lii yëfu nit coono de mooy génn
alhamdulillahi lazi salaamun xawlan min rabbir rahim. si ngeen ba ñu xëyee ba tey ñoo ngi ci néeg bi macha allah liggéey bi dafa metti de li ma doon wax sànq yëpp moo ñëw rek day laaj coona la de dafa metti ci ñi toog ci biti, day metti ci ñoom, day metti ci ñun ñii dafa metti de yow lan moo tax mënoo génn booba tey sa génn bi dafa yàgg kattan bi daa jeex. nee sa kattan moo jeex nee na kattanam bi dafa jeex léegi nag gars yi sol leen ko kattan mu génn xale bi rapidement waaye parce que guddi na añaguñu sax ñun waaw kon jàpp leen ci roof leen ko kattan jinna roof leen ko kattan ñu ngi ci 19h ñu ngi fii ci 19h jot na waaw roof leen ko kattan mu génn roof leen ko kattan yokk leen ko kattan jinne yi roof leen ko kattan roof leen ko kattan mu génn mu gaaw nag mu gaaw guddi na de léegi macha allah moo ngi génn jinne baa ngi génn mbokk yi gis ngeen liggéey bi dafa metti de macha allah jëlal kanam gi bu baax sang bi nit ki la waaw jëlal kanam gi bu baax chers internautes, chers téléspectateurs, l'esprit vient de sortir et vous voyez la demoiselle qui est en train de pleurer. Donc elle est là en train vraiment de pleurer. Ladies and gents, you see the spirit has just got out and you see then the very daughter, the very girl is crying right now, is weeping right now. You see, maybe she's very tired and she's a little bit, ashamed because of what she was doing here. You see, then what is happening every time in this very house. Persons are just, crying or just weeping just after the healing session.
Alors, donc, vous voyez, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est ce qui se passe souvent ici dans cette maison. Donc, des personnes possédées par des djinns, donc délivrées. Donc, après donc, avoir été délivrées, donc les personnes sont en train donc, tout simplement de pleurer. Il y a même sa maman qui est en train de verser des larmes, donc des larmes de bonheur, parce que sa fille vient d'être délivrée du mal, donc un esprit qui l'a suivi donc, depuis des années et qui était en train donc, de la malmener. Donc vous voyez, la demoiselle est en train de pleurer et sa maman même est en train tout simplement de pleurer parce qu'elle sait exactement que sa fille a été finalement délivrée du mal et l'esprit a été sorti du corps donc, de sa fille à cause donc, de la puissance du pouvoir du grand marabout Thierno Moulay Sow, the king of the king. Mama kam gaaw nga loola taxul loola. ok mënuma ñàkk jooy ndax sa doom feebar dëpp bam nekk parental ba léegi fu nekk nga dem fa du hôpital du clinique du sëriñ fu nekk nga dem fa ba suñu borom def tey mu tasal la koo xamante ne mën na ko dindil ni nga ko doon faj yëpp doo xam sax li ngay wax nit ki xanaa bàyyi ko ak yàlla rek kii moom Thierno moom man dama ko bàyyi ak yàlla rek ndax kii li ma daj ci moom amul fu ñu demul. yéen a ko déggandoo mu nekk noonu ay donc njooyu mbégte parce que yaay ji nee na dem na fu nekk depuis ba xale bi donc nekkee ndaw nekk parental donc loolu yàgg na mu dem fu nekk mënul fexe ba li nga xam ne moo dugg xale bu jigéen bi génn ci moom tey nag mu gis koo xam ne comme Thierno Moulay Sow mi nga xam ne moom moo am kàttan bi mën a génnee ay jinne yoo xam ne dañuy sonal nit donc mu gis ni mu def ak xale bi ba xale bi daal di jooy moom ci boppam donc moom mu xolam sedd trop mu ne daal vraiment day bàyyeeg sëriñ bi yàlla ndax amul lan lu mu ko mënti wax ndax dafa bég dafa kontaan da koy baale yàlla mi nga xam ne moom mooy borom kéemaan borom kàttan mu fayal ko boppam.